asalaamaaleykum mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ñu àndaat ak yéen ci seen émission bernde ak soxna Bilo te nag ñu ngi leen di indi lu ñuy wax Indian chicken coconut curry maanaam curry bi nga xam ne dañ koy def à base de lait de coco ak aussi mu am ginaar donc loolu nag ñu boole ko ak basmati rice su la neexee muy ceeb bu nga xamante ni dafay nekk ñànkatang bu weex mais ñu dolli ci tuuti épice lii nag moo siy dem carotte boo xamante ne dañ ko dagg ay cube am soble bu ñu daggate aussi dagg yu sew am tomate fraîche tamit boo xam ne dañ ko dagg tamit ay cube dina am garam masala dinañ ci def laurier dinañ ci def cumin seeds muy maanaam curcumin yi nga xamante ni doom bi la ak aussi tuuti clove muy xorom polle dinañ ci def aussi cardamom pods dinañ ci def aussi ginger garlic paste muy laaj ak ginger bi nga xamante ne dañ leen boole dëbb leen ñoom dina am tuuti aussi cannelle mu nekk cinnamon sticks ñu def ci aussi tuuti turmeric dinañu def aussi ghee butter muy maanaam diw ñor dinañ ci def tamit staru lekk bi muy maanaam lait de coco bi nga xamante ni moom la ñu yore ak lait écrémé bi tamit mu nekk coconut cream ak tamit ginaar gi ñu ànd ak yéen ci waañ wi bismillah léegi dañu teg suñu cin bi ci gaz bi comme ça nga xam ne dañ ciy ñëw def bu ndox bi dañee ñu def ci diw ñor bi léegi man li ma yore fii comme ndawal muy ginaar dënnu ginaar muy chicken breast ku nekk yow yaa xool bi nga amee nga def ko su fekkee ni da nga yore ginaar boo xamante ni lumu la nga dagg ko def ko soit 8 pieces comme en 8 wala yow yaay xool daal mais chicken breast li tax ma taamu ko mooy dafa gaaw a ñor donc loolu boo yàkkamtee dina la sauver gagneloo temps bu baree bari au lieu de ngay xaar ginaar bu ñor comme ginaar yu lumu yi quoi ndax loolu day xaw a jël tuuti temps donc loolu la ñuy def léegi commencé nga xam ne dañuy def diw ñor bi rek daal di siy def ginaar gi bu ko defee nga xam ni defaal le si ay soble yeeg yeneen saf-safal yépp nga xam ne léegi togg bi daanaka day presque pare booy xool donc ñu def loolu après ñëwaat gis ngeen diw ñor bi boo xoolee dama def quantité bu bari parce que benn bi si kii bi lay dem si ñankatang bi donc li ñuy def mooy gis nga moom daanaka booy xool ñaari cuillère à café laa ci def donc ñu def ci ginaar gi directement gis nga ok léegi pendant que ginaar baa ngi sauté fii damay jël sama assaisonnement yi ma def sama épices yi ma def ci léegi li may def mooy ginaar gi dama ko mariner woon aussi bi ma ko daggee su la neexee même boo amul temps mariner ko mun nga def yëpp parce que assaisonnement yi siy dem épices yi siy dem dafa xaw a fort tuuti donc loolu dina dugg ci ginaar gi bu baax du jar ngeen di xalaat ni affaire yi du saf ak yooyu léegi suñu paree dañuy ñëw ñu jël kii bi ñu defoon bi sànq gis ngeen lii nii moo nekk laaj bi nga xamante ni dañ ko mélanger ak jinjeer gis nga toujours rek jinjeer bi nekk loo xam ne dafay baax ci digestion comme nuñ ko tàmm di waxee rek chaque fois léegi suñ defee nii gis nga voilà gis ngeen bu ginaar gi paree rek daanaka booy xool togg gi presque dafay pare parce que légumes yëpp dañ ko dagg
mu nekk ay cube yu sew a sew ñoom sax ñoo gën a ndaw ginaar gi donc looloo tax togg bi gaaw loolu mu nekk loo xamante ni dafa nourrissant mais aussi gaaw boo xoolee gis nga defuma ci diwlin ni rien gi diw ñor laa ci def muy gi donc ku nekk rek yow yaay xool boo à défaut de ghee mun nga def aussi boo amee tuuti huile végétale pas huile d'olive huile végétale mun nga ko utiliser aussi wala beneen huile boo am bu fekkee ni tournesol nga amee wala yaay xool rek beneen boo am mais pas huile d'olive quand même parce que dafay changer goût bi gis nga léegi ma jël sama curcuma def ci donc gis nga mu changer déjà couleur bi gis nga fexe rek ba ndawal yépp am ko après ñu jël léegi suñu curry donc man curry bi ma jël moom la ñuy wax madras curry boobu dafa booy xool moo gën a maayal yeneen curry yi nekkul curry bu sàpp nii am na yeneen togg bu ñu defoon aussi boo xam ni moom lañ ko utiliser woon donc moom laay jël rek def ci gis nga curry baa ngi nii boo xoolee tuuti laa ci def muy benn cuillère à café de curry laa ci def donc affaire bi du bari gis nga boo koy rosi nii nag kii yi di génn gis nga mu ngi def benn aroma bu neex a neex fii léegi su ma paree jël sama garam masala lii nag mélange d'épices la yoo xamante ni c'est plutôt indien comme togg bi loolu lañ leen wax donc li ci nekk mooy nekk dafay am xorom polle ñu dëbb ko mu am tuuti curry aussi amaale aussi tuuti kaani genre kaani bu mokk noonu tuuti donc ak ay laaj ak yu mel noonu daal léegi soo ko amulee loolu mun nga ko jël nga defal ko sa bopp gis nga su ma defee nii léegi damay daal di jël kii bi soble bi laay jël rosi ko ci biir garaawul yenn carottes yi ñu ngi ciy dugg amul problème tey moom jëluma pot bu ndaw cin bu ndaw dama jël bu mag comme ça affaire yi du kii sama loxo du ñëw ëpp fii njulug bi pincée de sel juste xam nga pour lan comme ça yëf bi parce que bëgguma soble bi doore donc li may def mooy boo ci defee xorom day tax liquide bi nekk ci soble bi commencé génn léegi loolu dafay arrêté doore bi nga xam ne soble bi war na ko def man li ma ci jublu mooy pour soble bi lax donc loolu laa ci jublu moo tax ma def ci xorom bi léegi nga xamante ni dafay commencé génnee ndox bi nga xamante ni natural juice bi nga xam ne moo nekk ci kii bi liquide bi nga xam ne mooy nekk ci soble bi gis nga léegi ma jël carotte def ci xam nga fi mu nekk nii moom leer na leen ni ndawal li ñor na ginaar gi ñor na ba pare parce que chicken breast la li ma ko waxee sànq gis nga buñ defee nii def carotte bi mélanger daal di def pomme de terre bi aussi daal di ñëw njuluk nag léegi gis nga pomme de terre baa ngi nii am na benn ingrédient bu ma fàtte woon sax muy tomate bi voilà bala ñoo njuluk moom aussi nga jël sa tomate nga def ci voilà gis ngeen ma jël tuuti kaani yow yaay xool man kaani jalapeño laa yore yow yaay xool ñaata quantité nga ci bëgg soo buggee mu gën a saf nga def su fekkee ni bëggoo lu bari nga def tuuti comme ni ma def nii rek en attendant
léegi nag buñ defee nii gis nga daal di ñëw nag njulug bi nag foofu la wax ji nekk kii bi du ma si def ndox coco bi moo koy njulug lait de coco bi donc damay jël crème bi coconut cream mooy lait écrémé bu coco soo amulee lait écrémé boo amee kii kese lait bi kese baax na aussi des fois dama koy togg sans lii nii sans coconut cream donc soo amee coconut milk kese baax na parce que des fois moom mooy gën a neex a am que bi nga xamante ni cream la parce que léegi-léegi da ngay ñëw affaire bi du am cream bi du am lait bi kese moo fay nekk donc mi ngi nii cream bi moom lu muy def mooy daf koy xaw a gën a dangal rek loolu kese la mais sinon goût bi yëpp tamit même chose la ndax booy xool cream bi moom day nekk ci kaw après meew bi kese nekk ci suuf daal te loolu yëpp duñ ko sànni dañ koy soxla donc ma jëlaat nii gis nga bu ci nekk benn pot laa jël def ko donc lait bi moo nekk nii lait bi moom da ngay jël ñaari pot yi nga xamante ni ñaata ounce lay def ma xool mooy nekk 14 ounce wala 400 millilitres donc yow 800 nga siy soxla wala un peu moins rek mais na ëpp benn léegi fi mu nekk nii lii nii moo koy dangal sauce baa ngi nii amul ndox meew bi moo remplacer ndox bi donc quantité boo siy defar su fekkee ni nag koo xamante ni par exemple da nga bëgg a defar quantité bu rëy pour famille bu mag bu la neexee mun nga xaw a mélanger tuuti def tuuti ndox après pour offset kii bi ngay def si yëf yi li nga nar a jënd si meew daal pour mu gën a yomb mais booy xool moom dafa xaw a sakkan parce que même bu paree sauce bi jarul muy lóor si kaw ceeb bi donc tuuti rek ngay def mu baax lii nii beneen affaire bi ma bëggoon wax mooy ku mu neex mun nga def version bi nga xamante ni c'est végétarien au lieu de yàpp bi soo yorulee ginaar mun nga remplacer ginaar gi par pois chiche muy chickpeas wala juste comme li si nekk nii rek carottes yeeg pomme de terre sans ginaar bi loolu aussi dañ koy def donc ñaari option yooyu yëpp yu mun a nekk la donc li ma doon wax sànq ñu dellu si waat si mooy maanaam bu ñu njulugee nii dañ koy bàyyi mu daal di wàññi suñu gaz def ko feu doux muy mijoter ndànk-ndànk su demee ba nga xam ni pare na dañuy def mooy dañ siy def coriandre muy leaves muy maanaam cilantro dañ koy jël muy persil chinois bi dañ koy daggate tuuti sànni ko ci kawam te avant loolu ci kanam tuuti dama fàtte woon mentionné loolu dinañ ci def tuuti paprika donc juste pour jox ko tuuti couleur rek après noonu si assaisonnement yi la nekk daal parce que sinon bu fekk à défaut de paprika da ngay def kaani te comme def naa jalapeno ba pare bëgguma kaani gi ëpp moo tax ma remplacer ko par paprika tuuti ok aywa kon nag gis nga paprika baa ngi noonu ñu def ko ci gis nga day xaw a changer tuuti couleur bi tuuti rek du bari donc gis nga léegi ni muy toogee nii di mijoter ñun noonu la ñuy def nag fi mu nekk ni dañ koy bàyyi daal di koy upp bàyyi ko mu def ay affaire am def bagaasam yépp léegi ñun en attendant nag ñu daal di ñëw commencer ñankatang bi ñankatang comme ñankatang normal presque lay mel mais li tax ñu koy wane mooy li ma leen wax sànq dañ siy def tuuti épice donc loolu rek moo tax bu ñu defee loolu sinon même procédure presque que beneen ñankatang bi ñankatang Sénégal lay nekk ñu upp daal di commencer teg suñu ñankatang gis ngeen léegi nag dañuy defar suñu ñankatang donc dañuy daal di def tuuti diw ñor léegi li ci des dañ koy bàyyi ba nga xam ne ñankatang bi pare na ñu door ko ci def ci kawam wis ko ci léegi li ñuy ñëw def mooy dañuy jël suñu cardamome épice bi nag ku mu neex nga def lii c'est juste pour parfumer sa ceeb su la neexee nga def ko su la neexee nga bañ ko def donc ku nekk rek yow yaay xool li nga yore bu fekkee ni kaani kese moo la gënal nga def ko tamit donc cardamome mu ngi nii après dinañ ñëw ak yéen si moom tamit ay bienfait wam ñu def tuuti xorom polle parce que yii yëpp après dañuy fexe nuñ koy seppee comme ça kenn du ko yëy boo ko yëyee du neex parce que utiliser woon nañ ko gis ngeen bi ñuy defar biryani bi utiliser woon nañ ko aussi yii nii gis nga donc gis nga kii baa ngi noonu cannelle bi nga xamante ni doom la ñu jël fennel seed bi
donc kii bi doom yi booy xool moom moo nekk doomu pour coriandre soo defaree maanaam kiiwu chinois moom mooy nekk doom yi siy nekk donc lii dañ koy bàyyi nii mu tàng tuuti bu da ngay gis bu commencé tàng day commencé fett léegi loolu mooy def nii dafay ubbeeku bu ko defee aroma bi yëpp nekk si diw bi après ñu daal di jël ceeb bi sebetoon nañ ko ba xooj ko comme niñ koy defee tout le temps bu fekkee ñu ngi togg basmati donc loolu moo si kii bi loolu mooy secret basmati donc dañ koy indi le temps lii di tàng après nga xam ne bu ñu paree dañ koy daal di def si biir cin bi daal di njuluk rek tëj nag léegi. donc léegi mun naa ñëw indi sama ceeb bi def ko si nii nga xam ni féppay laal diw bi après dooru njuluk. ñuy def nii mooy juste pour mu leer ñu ni kii bu nekk am na taq na diw. grainu ceeb bu nekk takk na diw après nag ñu daal di ñëw njuluk léegi nag ku amul basmati ku fekk ni amoo basmati beneen ceeb boo am rek maanaam boo xamante ni ceeb bu dijj la mun nga ko utiliser daal di defar juste comme ni ngay toggee ñankatang Sénégal seulement da nga siy def kii épices yi pour aromatiser ceeb bi noonu rek jeex na donc nekkul ni boo amul ak basmati rek munoo togg lii déedéet ceeb boo munti am rek mën nga ko def mais comme damaa wax tey Indian moo tax ma dem full kii blonde Indian daal all the way ñu dem Indian moo tax léegi li may def nii comme 6 kopp ceeb laa defaroon laa tibboon li may def mooy damay natt bu leen fàtte kopp bu nekk ñaari kopp ndox moo koy togg kopp ceeb bu nekk mais man li ma leen di wax chaque fois damay xaw a wàññi deuxième kopp bi au lieu ma def ñaari kopp damay def kopp ak 3/4 par exemple moom laay toggee ñankatang nga xamante ni bu fekkee ni da nga tombé ci ceeb boo xamante ni ceeb bu bees la parce que ceeb yu bees yi du ñu bëgg ndox donc sa ceeb du tooy bu fekkee ni tamit ndox bi doyul di nga ko mun a wis toujours li may wax rek mun nga dolli mais doo mun a dindi bu tooyee ba pare doo ko mun a dindi doo ko mun a def lu da ngay start with ceeb bu tooy rek. donc ñu def xorom ci suñu ñankatang da ngay am impression que xorom bi bari na mais quantité ceeb bi aussi moo bari lii fi bi nekk nii mooy ñaari kopp gis nga daal di wàññi tuuti ñu defee nii daal di ci sànni suñu laurier bi sànni waale tuuti tamit ci sauce bi gis nga bu ñu defee suñu laurier daal di yokk nag gaz bi tuuti bàyyi nag ba mu commencé bax ñu daal di wàññi mun nañu ñam suñu xorom xool nii rek ceeb baa ngi am goût ba nga xamante ni macha allah donc noonu la ñuy def daal di koy tëj bàyyi ko le temps muy bax bu baxee ba ci kanam tuuti ñu daal di koy wàññi à un feu très doux nga xam ni bu boobaa benn jekki rek lañ koy def mu pare donc ñu xool suñu sauce bu ñu paree daal di nettoyer après nag tombeek affaire yi pare ñu daal di ñëwaat ak yéen incha allah léegi nañu xool sauce bi gis ngeen ni mu def dama ko wàññi feu très doux donc noonu lañ koy def rek bàyyi muy mijoter ndànk-ndànk gis nga ni mu dangalee boppam lii moo tax nag crème bi am ci xaw ci am tuuti solo parce que day tax mu gaaw a dang bu fekkee ni kii bi kese lait bi kese la dina dang mais di bu boobaa doo teel a wàññi sa gaz di nga ko bàyyi feu moyen ba ci kanam donc léegi gis ngeen ni ñu leen ko waxee woon sànq moo nekk nii sauce bi mijoté na ni ba lu yàgg fi mu nekk nii pare na ba léegi dolliwuñu ci ndox wala benn liquide donc coconut bi rek moo ci milk bi ak cream bi ñoom ñoo ci nekk nii li ñuy def comme ni ñu leen waxoon bu fin bi jotee dañ ciy yokk coriander leaves maanaam moom mooy nekk also kii moom la ñuy wax persil chinois bi moom lañ ciy def donc buñ ko defee rek automatiquement dañuy fay suñu gaz parce que bëgguñu mu yore couleur yu verte yooyu nga xam ni c'est pas tellement appétissant donc moo tax dañ koy fay léegi chaleur bi moo koy laxal tuuti parce que fraîcheur bi lañ ci soxla donc bu ñu defee nii daal di commencer yàq nag léegi ñëwaat ak yéen. voilà tey nag bernde dafa am gan bu spécial boo xamante ni daan ngeen dégg may wax turam ci show bi mais tey moom dafay ñëw en personne moom mooy nekk sama taste test moom mooy ñamal affaire yi mais aussi ñu am ay questions yoo xam ne dañ ko koy dencal comme ça bu ñëwee ba pare ñu daal di koy put on the spot ci yenn affaires yi
donc ñu dem defar yooyu noonu préparer après nag daal di introduire suñu gan gi nag mu daal di ñëw nag léegi. kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñoo ko gisandoo seen bernde mi ngi nii bi nga xamante ni ñu ngi koy wax Indian coconut curry maanaam curry bi nga xamante ni c'est fait à base de lait de coco ak aussi coconut cream. moom lañ leen defaral tey mu ànd ak chicken li ma leen wax sànq waxoon naa leen ko muy maanaam bu la neexee nga def ko végétarien su la neexee nga def ko boo xamante ni pour ñi nga xam ne dañu bëgg ndawal mel ni man rek mun nañ ko def aussi. li ma leen waxoon sànq dama leen waxoon ni dama am special guest tey muy maanaam koo xam ne dafa sore loolu ci man ñu koy wax Papa Dia chaque fois ngeen dégg ma koy tooñ naan du lekk domadaak yooyu tey nag moom moo nekk sama guest spécial donc ñu koy wax welcome Papa Dia yegg si. asalaamaaleykum. waaleykum asalaam wa rahmatullah. dalal bi rafet na. dalal bi rafet na. aywa bokk. so kontaan ci dalal bi soxna Bilo. merci beaucoup di nuyu ñiy topp berndeel di ko seetaan. jërëjëf vraiment nag kontaan ci ñëw nag te parce que li ma gis nii rafet na lool yàkkamti nag ñam nag pour wax nit ñi nag exactement lu muy saf. jeex na bu fi caalit nag tàmm nga caalit. bu fekkee ne amul ay mbokk séeréer yi ñuy seetaan kooku aw ma dara lu may ragal. kon du ma wax sa saalit yi de ah. wax saalit jeex na kon nañ ko téye ba beneen yoon. séeréer yaa ngi ñuy seetaan. jeex na léegi nag tey moom li ñuy wax mooy Papa Dia dafa nekk koo xamante ni dafay yëngu ci communauté bi moom moo nekk founder ak kii aussi president of the ALG muy maanaam African Leadership Group. donc ñuy def liggéey bu am solo ci communauté sénégalaise bi ak africaine bi en général laa war a wax sax. donc mu nekk daal loo xamante ni mu ngi koy liggéey lu ñu apprécier loolu ci communauté bi donc moo tax ma ne leen dafa sore ci man ba pare nekk nag xam nga dama amul nag mag bu góor mais dama ko def par la force moom mooy nekk sama mag bu góor donc tey jii nag yow ñëwal nag nga daal di ñam nga wax ñu lekk gi lu muy saf. lu muy saf kon mën nañoo tàmbali. bañ a tàmbale. waaw ni ñu koy defee Sénégal xam nga Sénégal dañuy jël ñànkatal bi def ko nii teg ko ci kaw ñànkatal bi parce que ñun Sénégal noonu lañ ko xamee. waaw jeex na. waaw parce que américains yi ñoom dañuy séparer. ñun Sénégal dañuy jël ñànkatal bi kii bi donc. mélanger. bëggul kaani nag de. du ma wax dara balaa may saa damay bàyyi nga laaj question yi ma doog a wax. du ma wax dara damay bàyyi. non bàyyi ma ñamaat. bàyyi il faut ma dolli beneen soxla il faut ma dolli. léegi mais yow sànq danga ma doon kaasal nga ne ma lu tax duñ ko tuddee curry Sénégal. léegi nag wax ma nag fi mu ne nii curry Sénégal ak curry bii lan mooy différence bi nag. waaw wax fa dëgg yàlla thème bi nga ma invité dama ci njëkk a kontaan muy international quiz parce que ñun lépp luy dox ci international boole nit ñi dañ ci kontaan. jeex na. lii ma fi ñam nii ndax bi may doog a ñëw nee naa soxna bi lu tax ñu koy wax Indian curry parce que ñun ay sénégalais lañ mais lii ma fi ñam nii. En tout cas de Sénégal am nañu liggéey bu fekkee ne lii mooy Indian curry. kon Sénégal am nañu liggéey. dabe parce que lii ma fi ñam ni neex na lool. moo ne suñu bos neex na de mais bii dafa nekk loo xamante ni c'est un peu différent par rapport ak ñun nu ñuy toggee parce que jusqu'à présent bii curry defuma ci ndox. waaw li ma ñam daal soft na duuna. exactement dafa velouté daal. booy xool sauce bi duuna. xaw ma ndoxu koko bi la xaw ma lu mu ci doon mais daal vraiment. ndoxu koko soft na duuna. te vraiment boo koy lekk it's like sa gémmiñ ñu ngi ciy. xam naa te maa ngi wax nii te maa ngi waaj a saali ndax fi toog nii soxna bi la may ma tuuti. saala rek wax. sama mbokk séeréer yi. waa lii dama war a ñam wala dama war a reer. yow bu la si neex rek defal tey. mais leen ma tuuti. yow bu la si neex defal xam nga bii neewoon naa la yow toogal. sa saison bëgg ma la woon invité saison bu yeneen yëpp parce que yooyu noonu dama doon laal affaire Sénégal te yow si li ngay yëngatu li ma lay wax sànq rek moo si nekk comme lépp yow li nga wax ni luy boole nit ñëpp donc yow saison yooyu nga moomoon moo taxoon ñu xaaral la bii réserver la ko spécialement pour yow. xam nga li ñuy wax culture amul frontière. te ay nit surtout ñun fi ñu nekk mi Amérique. absolument nit ñi bu ngeen bëggee liggéey li ñuy njëkk a def mooy xool ak lekk fu mu mënti jógee ñu toog. autour d'un bol lekkandoo. absolument donc lii thème boo xam ne bu ma apprécier la. Indian curry bi di nekk na lu ma apprécier. kon de baax a baax dañuy wax soxna si mu prépare kon moom dugg na de. waaw nee naa leen nag ki ñuy invité berndeel. bu ñuy dem. yu baax yi ñu def ci table bi. il faut ñu jox ñu yóbbaale. ñu defal la
Tugo box ah Tugo parce que lii ma fi gis nii ak li ma fi ñam ni vraiment ñiy seetaan berndeel vraiment recipe yi bi ngeen ko gisee jéem leen ci essayer parce que li ñu naan ku dul tukki rek doo xam fu dëkk neexee waaye ku dul essayer itam lekk ñeneen nit maanaam la ngay xam fu lekk neexee dina néew donc ñu ngi jóge sa comfort zone tuuti waaw ñu ngi rafetlu invitation bi liggéey bi rafet na togg bi neex na itam waaw jërëjëf na rees ak jàmm xam naa ne nag bu ma jógee fii request yi ngay jot pour invitation yi dina bëri jeex na sama gars yi képp kuy seetaan fexeel nuñ lay invité fii ci berndeel nga ñam même bu ñuy boo jënd billet di ñëw jar na ko jëndal billet avion nga ñëw jeex na vraiment li ñuy defar da ngay defaat encore yow kay lépp a ngi ci yow defar rek soo paree man tey jii séeréer laay nekk tey damay d'accord nekk séeréer simbi la par la force moom dal yeeg affaire yooyu yëpp fii lay bàyyeeku tey lépp mën naa fi bàyyi su ma yóbbee la xool vraiment neex na soft na doux na vraiment c'est très facile à manger vraiment xam naa ni nag dina bokk ci samay plat préféré jeex na donc kon nag gars yi ñoo ko gisandoo Papa Dia nee na Indian curry bi neex na donc nañ ko jël rek gëm li mu wax ni neex na ko ndax wane na ko nag quand même parce que ñaar bu nekk mu ne xaaral ma démarrer si donc ñu leen di jox dig daje di leen wax de leen partager vidéo yi comme ni ngeen ko tàmm di defee saa su ne di ko aussi aimer comme ça dinañu gën a mën a exposer xam naa ni bientôt incha allah dinañ jéem a def yoo xamante ni dañ koy traduire wala def ko en anglais wala français pour ñeneen mun si jëriñu tamit di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah حضر مخل